Soxna Rama dañuy dugg ci suñu deuxième thème mu nekk femme et spiritualité maanaam jigéen ak diineem parce que jigéen boo koy évaluer doo yam ci kër gi rek doo yam ci société bi rek mais ku jigéen ki mi ngi toog këram di yar xale yi gannaaw ko ne mi ngi génn di ñafe est-ce que ku jigéen kooku mi ngi jaamu yàlla mi ngi fonku diineem si ni mu waree. lu am solo la soxna Amina ndaxte on ne peut pas aussi parler de la femme sans parler de la femme et de la spiritualité. góor gi ni mu amee part si religion bi jigéen itamit noonu la si amee wàllam. si comme ni ko soxna Amina waxee chers téléspectateurs dañuy ànd ak sunu invité yi tedd yi si thème boobu jëm si sottante xalaat jëm si réfléchir ndoo ensemble et sans tarder donc dañuy njëkk jox la parole à nos vraiment chers invités. dagguma la soxna Rama damay rappeler suñu mbokk yi ñi seetaan que ne fii boo seetee ñi fi toog ñëpp dafa am lu ñu boole dafa am fu ñu jóge aussi dafa am aussi ku ñu boole boo xoolee suñu maman yi tedd yi suñu sœurs yi tedd yu sell yi macha allah ñun ñëpp ñu bokk ci benn daayira di la daayiratul iman kii di Seydi Mouhamed El Cheikh moo nekk fondateur de la daayiratul iman yow ma bëggoon nga ñëwal ñu tuuti rek ci la daayiratul iman. dëgg la soxna Amina li nga wax li dëgg la parce que ñun ñëpp suñu invité yi yëpp bu ñuy xool ñoom ñëpp ñu ngi bokk ci li nga xam ne ni mooy la daayiratul iman nga xam ne ni guide spirituel bi ñuy wax Seydi Mouhamed El Cheikh moo ko créé en 2004 mu nekk quand même daayira boo xam ne ni depuis année bi ñu ko créé ba léegi suñuy xool au début il y avait que juste quelques personnes ay à peu près maximum 7 personnes ñoo ci nekk mais on remarque au fur des années ñu gis que ni daayira bi nekk loo xam ne ni toujours dafay gën di yaatu actuellement nii suñuy xool yamatul rek Sénégal mais partout à travers le monde il y a des représentants donc au Sénégal rek déjà village yu bëri muy Mbundung di Kaolack foo jël am na fa daayiratul iman suñu jógee Sénégal itam jéggi dem Amérique ak muy Europe yëpp partout il y a des daayiratul iman muy loo xam ne ni quand même dañu remarqué que ni toujours rek dafay gën di jëm kanam donc te comme ni ko soxna Amina waxee daayira bi regroupé ñun ñëpp fii tey jii suñu invité yëpp ku nekk mu ngi bokk ci benn daayira. ah macha allah soxna Rama kon daal li ñuy wax rek mooy bokk ci daayira bi chance la. boo leen xoolee ñoom ñii ñëpp toog gis seen comportement seen wax kon vraiment dañuy remercier bu baax le fondateur de la daayiratul iman muy Seydi Mouhamed El Cheikh. macha allah soxna Amina comme ni ngeen ko waxee rek parce que déjà rek ñu ngi doon wax sànq femme et spiritualité wàll bi nga xam ne ni jigéen am na ko ci lii di diine islam bi te vraiment sunu invité yi tedd yi toog biñ ci déggee rek ku nekk li mu wax rek déjà junj na que ni am na loo xam ne yéen a ngi koy dund ci côté spirituel ci côté diine bi te loolu itamit dañ koy remercier rek ki nga xam ne ni yéen ñëpp ci ngeen jokkoo muy seen guide bi di Seydi Mouhamed El Cheikh macha allah. donc sans tarder dañuy ñëw ci question yi ak yéen ci thème bi di religion di femme et spiritualité la femme dans la spiritualité le rôle de la femme en fait dans la spiritualité et donc maman Yacine dañuy commencer ak yéen rek toujours parce que dañuy faral di dégg quand même dañuy faral di dégg ñuy wax que ni lii di diine l'islam daal joxul gëdd jigéen lii di diine l'islam tegul jigéen fi mu war a tegu da ko suufeel ñu bëggoon leen laaj rek soxna Yacine ngeen lan mooy seen xalaat ci loolu. sentiment d'infériorité boobu soxna Rama dañ koy jël teg ko ci xalaatu occidentaux yi ndax ñoom ñooy raisonner noonu ñoom li tax ñu indi loolu c'est parce que dañu basé wu ci vie bi amoon avant arrivée l'islam. diine l'islam du question de choix la soxna Rama da nga koy bëgg da nga koy gëm nga nekk ci di ci dem macha allah jigéen bu muuru jigéen bu bañ a nuyoo góor diine l'islam bu la ko sante c'est parce que da nga ko bëgg kenn forcé wu la ko question de choix la te choix bi nag luñ ciy xalaat finalité waaw ñoom occidentaux yi nag dañu ñëw indi seen règlement bopp pour lan ndax nee na dañu dàq sentiment d'infériorité ci diggante góor ak jigéen waaw ñoom seeni condition ak
ak seeni règlement dañ ko teg ci seen bakkan te loolu dafay tax macha allah duñu xalaat seen finalité ëllëg ak lan moo leen ci mën a fekk voilà. donc kon maman Yacine ñu bëggoon xam ban gëdd la l'islam jox jigéen à travers des siècles. voilà macha allah soxna Amina ci biir histoire sainte dañu jàngale ni jigéen dafa mës a occuper place bu primordiale dans la religion te bëri na ay exemple yu ñu mën a joxe comme c'est alxuraan sooratu nisaay suñu borom jigéen ñi la ko jagleel de même que saar bi nga xam ne moom la terale Seydatuna Mariam mu sell mi macha allah Seydatuna Aïcha aussi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax suñu bëggee xam suñu genn wàllu diine nañu dem ci soxna su xonq see di soxna Aïchatu yàlla itam tëral na soxna Rabia al Adawiya moom mi nga xam ne mi ngi bokk ci jigéen ji gën a sell ba léegi aussi macha allah suñu ñëwee ci biir Afrique de l'Ouest gi rek dañ ciy mën a lim ay soxna yu tedd comme soxna Roqaya Njaay mu sëñ Babacar Si soxna Aysa Jànq bu May Ñas soxna Jaara Buso mu Maam Borom Tuuba ak ñeneen ba tey ñu mën a lim itam macha allah suñu soxna su tedd ca se nekk ndax di soxna Binta Fall mi nga xam dafa gedd noblesse daal di ko jënde tarbiya ba indil ñu macha allah ki nga xam ne ni mooy asamaan di Seydi Mouhamed El Cheikh indil ñu Seydi Mouhamed El Cheikh Imamul Mahdi al Muntazar macha allah kon nag pouvoiru jigéen yàgg na ci jamono yàlla aussi yàgg na teral jigéen. macha allah li nga wax am na solo xam naa ma bàyyi la nga posé beneen question bi maman Sophie. di leen remercier soxna Yacine li ngeen wax moom ndeysaan ay réalité la jigéen moom yàgg na am gëdd yàgg nañ ko jox gëdd muy si diine bi à travers ndeysaan personnalité yu tedd yi nga xam ne ni yëpp relaté nga leen fii ñi nga xam ne ni jógee nañ fii peut-être ñi nga xam ñu ngi fii di dund ak ñun ba léegi et tout donc muy quand même loo xam ne lu am solo la jigéen daal yàgg nañ ko jox gëddëm et donc dañuy ñëw si soxna Sophie dañuy ñëw ak yéen si benn question rek déjà suñu duggee si li nga xam ne ni mooy vie de couple suñu ñëwee si vie de couple est-ce que mën nañu wax que ni par exemple waaye dencante yi muy góor ki ak ku jigéen ki est-ce que góor ki faillirait à sa mission rek ku jigéen ki itam il doit faire de même. Oui, excellente question. Me revenir un peu tuuti rek si li maman Yacine wax sànq lu ndaw la mooy jigéen moo jur ñëpp jigéen moo jur président moo jur serveur mais moo jur wali jigéen mooy jur wali moo koy nàmpal moo koy yar donc déjà jigéen lu am solo la mooy li ma waxoon sànq c'est la base de tout elle est au début et à la fin moo tax bu ñu ñëwee ci biir ménage nga gis un couple très souvent dans les sociétés modernes yi ñu nekk et même je pense que dans les sociétés des autres sociétés góor ñi ils se rendent pas compte parfois de la sacralité du mariage c'est-à-dire maanaam yàlla dafa leen jox pouvoir góor ñi yàlla dafa leen jox pouvoir ñoom ñooy nekk le chef de famille ñoom ñooy nekk en tout cas bu ñu amee doom ñoom ñooy joxe seen sant bu dee ci tubaab bi du ñu wax mukk madame di joxe turu ku jigéen ku góor la ñu jox et je pense que le fait que ñu jox leen noonu ce pouvoir là suñ ko utiliser wul avec intelligence dañuy faillir seen mission c'est-à-dire ils font ce que j'appelle un abus de pouvoir très souvent c'est ce qui se passe dans les couples mais man damay demander jigéen ñi bu sa jëkkër mele noonu bul ko topp parce que yow yaay le début et yow yaay la fin donc amuloo droit moom bu failliree moom bu fekkee ni il s'occupe pas des enfants moom bu fekkee ni abandonné na la bàyyi dem sa yoon da ngay takkaat sa sër bu baax nga toogaayu góor toogaayu papa nga jéem def li nga mën ci sa njaboot yombul nag mais en tout cas xam naa ni
jigéen bu ko def yàlla dina la fay la mu waroon a fay ko góor ki fay la yow lañ la war a fay en tant que yaay mais xam naa ni yeneen bonus yi mënuma ko xam ndax xam naa ni rëy na. macha allah toujours rek point boobu la ñuy dellu si muy jigéen mooy début mooy fin te itam li nga si souligner lu am solo la muy la sacralité du mariage loolu quand même ñun ñëpp dañ si war a bàyyi xel loo xam ne ni dañ si war a bàyyi xel constamment la et donc ñu lay remercier bu baax si question bi réponse bi nga si indi yëpp muy da am solo trop ndeysaan donc nañu bàyyi la ak soxna Amina bu ñëw yow si deuxième question. merci maman Sophie maman Sophie ñu ñëw waxaat tuuti si la daayratul iman ñu gis que ne Seydi Mouhamed El Cheikh di def ay jàngale ci tarixa Tijaaniya di def jàngale si diine ji di def ci jàngale si Cheikh Mawlaaye Cheikh yow ñu gis ne say engagement bëgg a fësalaat jàngale yi à travers le saviez-vous groupe le saviez-vous ñu bëggoon xam concept boobu nan ngeen ko organiser nan ngeen di organiser seen liggéey affiche yi ngeen di def gis nañ ngeen di dugal ay affiche di dugal ay vidéo comment ça se passe. maa ngi lay remercier vraiment ci ces questions bi parce que ça nous permet de wax exactement li nga xam ne actuellement mooy occuper tout sama temps. maa ngi xam lan mooy tarixa bi maa ngi xam lan mooy enseignement maa ngi xam lan mooy leer bi ma xamee yaa Mawla yaa Seydi Mouhamed El Cheikh et donc comme toujours damay agir avec beaucoup de passion dans ce que je fais may commencer di statuer sang bi di statuer ay photos sama contact yi ne ma que xàmmeetuñu ma ni leen non xàmmeetu leen ma parce que dafa am lu bees dama gis lu nga xam ni daf ma jaaxal dama gis lu nga xam ni daf ma yéem muy enseignement bu nga xamante ni man de musuma ko woon dégg te xam naa ni njëriñ la pour nit ñi am si tuuti aperçu donc dama doon wax ak sama benn cousin mu naan ma lan lay jàngale ci lan lay jàngale boobu ci laa commencé bi may commencé d'ailleurs les premières leçons ci le saviez-vous ci mag ñi rek laa doon wax ci sëñ Babacar radiallahu taala si Cheikh al Ibrahima Niass si li sang bi andee enseignement mag ñi pour wane nit ñi que en fait sang bi ñëwul di andi lu bees mais dafa ñëw leeralal yu bëri donc loolu moo taxoon ma pose ma di leen est-ce que vous saviez lii donc le saviez-vous bi noonu la ñëwee concept bi noonu ñëwee au départ j'étais toute seule parce que comme ni ma leen waxee nii j'étais seule mais après dama dem ba commencé xaw a tiit parce que li sang bi jàngale xóot na torop di nga déglu audio bi 3 4 parfois même 10 fois pour nga door a comprendre exactement lan la bëgg a wax te amuloo droit wax lu dul dëgg yàlla def nag ma xamante ñu baax ci xadara bi mais ma am si kenn ko nga xam ni mën naa su ma daan càng dama koy laaj muy Seydi Serigne Mansour Faye moom laa ni su ma bindatee nag ma vérifier parce que li may wax wóoluma et puis finalement ñu ñaar ñuy liggéey léeg-léeg ma corriger ma léeg-léeg ma kii ñu décider daal monter benn équipe parce que sang bi dafa ni lii bi mu gisee statut yi dafa ni lii ñëpp war nañ si jëriñu parce que c'est en français donc les gens qui sont francophones dinañu mën a comprendre li muy wax parce que sang bi buy wax c'est audio c'est en wolof te wolof defe naa Sénégal rek lañ koy wax et comme dafa am mission universelle sang bi dafa apprécier loolu macha allah ñu ngi ko si gërëm bu baax a baax a baax ndax moo ñuy jàppale ci liggéey bi ainsi de suite ñu commencé nag di gën a dem dugg si Facebook musumoon utiliser Facebook xaw ma sax ni ñuy utiliser Facebook ci laawoo ku ñuy wax Seydi Wali parce que man tamit mënuma utiliser man ni ko su ma dugalee nag ma dugalal ci biir Facebook je ne sais pas l'utiliser mu aidé ma aussi foofu ñu commencé def affiche yi ma gis y a des gens ils trouvaient que le texte yi c'était trop long ñu ni bon on va raccourcir on va faire des choses très courtes nga xam ni benn phrase rek mën nga si génnee xam-xam bu bëri donc ñu commencé def affiche yi ñu commencé def affiche yi il fallait que mu rafet moo ñu commencé man ak sama équipe bu ndaw bi ma au départ ñu commencé recruter ba finalement maintenant vraiment on est une équipe solide et on travaille tous les jours on a le devoir de sortir quelque chose
toujours de sensationnel parce que sang bi lépp lu muy wax dafa sensationnel mais on essaie en tout cas d'accrocher les lecteurs francophones noonu la commencé. dëgg la. vraiment ñu leen di remercier bu baax soxna Sophie si yi nga fi yëkkati yëpp ak conseil yu am solo yi nga xam ne ni lépp njëriñ la macha allah et donc sans tarder dañuy itamit jàllaat si soxna Rama Sabally tey moom comme que journée de la femme la moom point yëpp la ñuy dugg muy point privé di beneen point donc soxna Rama ah yow gis na ni que ni soxna xalif nga xalif Seydi Mouhamed El Cheikh et donc te itamit ni nu ko xamee xalif il est investi d'un pouvoir ñu bëggoon rek la laaj soxna Rama yow ban toogin nga am est-ce que di nga jël aspect si loolu wala yan toogin la soxna xalif war a mën a amee loo xam ne daal lu jar a bàyyi xel la. Ah, machallah, soxna Rama, cette question, c'est un peu... Bon, de toute façon, toute relation, mon respect, mon kailal. Voilà, maintenant là, surtout mariage, respect, mon kailal. Donc, borom këru khalifa nga xamné voilà. Machallah donc dañuy defaraat suñu toogaay xaw a gën a dolli respect bi voilà def ko jaamu yàlla tamit bu baax sax waaw parce que yombul voilà du lu yomb parce que tout un couple moom chaque couple di nga am yenn saay ay divergence de kii mais da ngay xam ses limites voilà xam fay yem et puis mu jeex voilà man noonu laa ko gisee. incha allah. soxna Rama comme ni ko soxna Rama gisee waxee nga nekk soxna xalif xalif ñëpp xam nañ rôle am mooy uuf ñëpp ñu gis ne yow sa kër chaque jour nit ñi fa la ñuy daje du lundi mën naa ne du lundi au dimanche peut-être contexte bi moo tax mais chaque jour heure wazifa daayira bi foofu la ñuy daje xadara aussi foofu la ñuy daje. Et li ma gën a remarqué li ma gën a touché si sa kër à chaque fois boo ñëwee on peut dire que ne toutes les conditions sont favorables maanaam kër gi clean day set foo toog mën nga julli ku nekk xam na ne julli du n'importe quelle condition ngay jullee des fois di nga dugg si kër bëgg a julli peut-être hygiène bi day des ou bien peut-être xale yi dañuy nekk à côté di la perturber ba doo concentré wu. Mais yow sa kër boo ñëwee xale yi déjà da nga leen di fekk ci mbalaan bi ñu toog waaw loolu vraiment mu marqué ñu bëggoon yow loolu nan nga ko réussir. Déjà tout d'abord damay sant yàlla bu baax a baax parce que du lu yomb di lal mbalaan bu ñu garanti sa kër c'est un privilège c'est un luxe sax laay wax voilà donc da ngay def tout ton possible. Voilà pour mettre à l'aise ñi lay fekk si voilà di ko santé nag bu baax Mawlana Seydi Mouhamed El Cheikh voilà moom mi choisir choisir sama borom kër comme xalifa parce que mënoon na nekk keneen mu nekk un privilège de recevoir ay condisciples ay talibé Seydi Mouhamed El Cheikh voilà c'est vraiment un luxe un privilège man en fait su may defar suñuy nekk di préparer di lal tapis yeeg di déplacer meubles yeeg c'est pas juste parce que da nga koy def nii c'est pas juste parce que da nga am jot wala di kat moo tax nga koy def mais man personnellement dama ko dugal sama obligation si famille si kër gi sama foyer dama ko dugal sama obligation ça veut dire que xaaruma ci récompense dama koy def parce que dama ko war a def. Voilà man noonu laa ko gisee noonu laa ko gëmee tamit voilà dama koy def parce que dama ko war a def obligation laa ko boole si samay devoir c'est une obligation maintenant. macha allah sinon soxna Rama yow yan rapport nga am ak disciples yi ñëw sa kër tout le temps. Non pas respect affection. Normal. En plus bëgg naa la laaj aussi c'est vrai que bi ngay marié bokkagoo woon ci la daayiratul iman
bien vrai que sa borom kër xalif la donc sûrement sa vie am na lu changé. Chamboulement total. À vrai dire, chamboulement total. Que lépp changé lépp changé. soxna Rama ñu lay remercier bu baax vraiment si yi nga fi yëkkati yëpp ak itam conseil yu am solo yi macha allah donc dañuy ñëw toujours si soxna Sawdiatou dëkk bi jaxasoo boo xam ne parfois dañuy gis peut-être yenn femmes yi réagir yenn réaction yi wala am yenn comportement yi wala yenn doxalin yi ñu ne lii de du doxalinu jullit ñu bëggoon leen laaj rek soxna Sawdiatou pour yéen jigéenu jullit nan la war a comporter woo. waaw macha allah Seyda Rama laaj nga question bu am solo ndax jigéen société la jigéen mooy yaay mooy magasin bi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala dénk li mu gën a fonk mooy doomu aadama si jigéen la ko denc. bi say sànn wax na ko ci xadis mu ne jigéen yaay sàmm la. te boo deewee dinañ la laaj nan nga doon sàmmee sa njaboot nan nga doon sàmmee sa alalu borom kër responsabilité yooyu yëpp nekk ci kaw jigéen wante tamit jigéen nekk na koo xam ne barabu daluwaay la ndax Sayyidatuna Khadija doy nañu roykaay bi nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi njëkk a gis Jibril ci shahada ci xaaru Hira mu am jaaxle ñëw ne ko man damay ragal dama jommi parce que c'était la première fois yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gis malaayika mais dafa fekk soxna su baax soxna su dal mu dalal xelam ne ko yàlla du la def loolu mukk yàlla du la gàcceel ndax yow da ngay dox mbokk da ngay dimbale ku néew doole da ngay teral gan maanaam wax ko ay qualité yoo xam ne xelam dina dal daan na ko yow suñu borom du la teg gàcce kon ñu gis ne jigéen rôle am mooy dal d'abord surtout borom kër bu ñëwee ci këram war na fa fekk dal accueil bu normal facture courant yi facture ndox yi yooyu yëpp ay détails la mais na nga ko dalal d'abord dalal xelam masawu ko coono parce que loolu moom mooy suñu rôle. ba ci jamono yonent bi xare yi daan am jigéen ñi daawuñu woon toog ci biir kër yi de dañ daan dem ci guerre bi ñoom ñoo daan faj malade yi nga xam ne dañoo am ay blessures maanaam musuñ toog rek ne jigéen dafa war a banque loxoom ci société bi loolu musuñ ko gis depuis bi l'islam taxawee kon ñooñu day nañu ay royukaay ba suñu jamono ji may waxee ak yow rôle boobu lañu am ci société bi mooy rôle defar rôle yaay rôle soxna wasalaam. kon daal logique bi mooy vraiment nañu jéem a roy si soxna yu baax yi soxna yu tedd yi jéem a defar suñu comportement ñun ñëpp rek tous les jours incha allah di la remercier bu baax. Merci beaucoup soxna Sawdiatou man xam naa sama beneen question tout à l'heure nee nga jigéen dafa war a topp borom këram lu mu ko defloo mu def ko lu mu ko bàyyiloo mu bàyyi ko mais des fois diine ji dina am lum la tereloo dina am lum la tere am loo xam ne moom nga war a def mais loolu ku jigéen ki bu loolu amee est-ce que dafa war a topp diine l'islam ou bien dafa war a déglu borom këram. waaw Seyda Amina laaj nga lu am solo su fekkente ne jigéen bi jigéenu jullit la mu am borom këram nekk jullit yaakaaruma ne ñoom ñaar seeni bëgg-bëgg ci côté diine ji war na am waroo te bu ñu demee sax ba waroo war a am su boobaa da ngay xool li suñu borom subhanahu wa taala digle nga topp ko laa taa'ata li maxluuqin fi ma'siyatil xaalix maanaam munoo topp bànneexu nit koo xam ne dañ koo bind ba salfaañe ndigalu ki nga xam ne moom moo ko bind muy suñu borom foofu nag dafay delluwaat ci choix bi mooy góor ni muy tànnee soxna ku jigéen tamit noonu la war a tànnee borom kër parce que bu la yàlla dimbalee ba nga am borom kër boo xam ne yéen a bokk gëm-gëm yéen a bokk pas-pas yaakaaruma ne di ngeen war a mën a réeroo ci détail yoo xamante ni danga naan lii suñu borom bëgg na ko wala lii suñu borom bëgg ko. donc daal tànn sa borom kër lu am solo la wala tànn sa soxna muy quand même lu am solo ñu lay remercier bu baax ak xanaa rek ñuy ñëw si soxna Astou soxna Astou dañu def benn remarque bu yéeme léegi ndax dañoo gis que ni si jamono ji ñu toll divorce yi bëri na chaque jour mariage yi dureetul on voit trop de divorce ñu bëggoon leen laaj rek seen xalaat soxna Astou li nga xam ne mooy téye sëy muy socle du mariage ndax si ku góor ki la tënku wala si ku jigéen ki ban xalaat ngeen si am yéen. Seyda Rama laaj nga lu am solo ndax sëy boo demee rek ñu muur la ba pare ne la muñal
war ngaa xam ne waroo fa fekk lépp di bonheur ndax booy muñ lu xaw a diis ngay muñ ndax sëy dañ ne butéelu kaani bu fees dell la ñu jël lem njàmbas ci kaw daal di koo tëj te dañ ne butéel bu nekk la mu def la sañ ba di xeeñ kon war nga xamante ne yow munoo dugg ci sëy am fa lépp lu la neex suba nga jur fa lu la neex loolu mënul nekk àdduna dafay am ay hauts ak ay bas mais nit ki yow yaay jéem a nekk en bas munoo di sëy ak góor ba pare bëgg koo yilif déedéet respect moo fa war a am sa jëkkër su nekkee ci dëgg àndal ak moom ci dëgg boobu su nekkul ci dëgg xamal noo koy waxee ne ko nekkoo ci dëgg ndax dañ ne dëgg kaani la wante teggi na koy suukar teggin ba ngay waxee ak moom loolu moo koy indiwaat mu xam ne moom xëy na juum na war na rectifier wu ndax xel bu sell yàlla jox na ko góor mais jox na ko aussi jigéen surtout nag jigéen ndax gis nga avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw buur yi bu ñu jaaxle waan ci yenn xew-xew yi wala ñu toll ay situation duñu am solution dañuy indi jigéen ne ko yéen la yàlla bind ngeen mel nii ngeen mel naa indi leen solution. même ko góor ki dégg na maman Sophie sànq di ko bu ko góor ki deful devoir am yow defal sa devoir parce que gis nga bàmmeel la nga liggéey dong moo la fay fekk bi ngay dugg ci sëy bi xam nga ne du neex mais muñ ko ndax benn jigéen duggul ci sëy pour que suba mu génn ci man loolu su dee am na man dina ma jaaxal parce que fi nga jur doom bëggoo say doom di sant nii ndax benn jigéen am fukki doom ak juróom ñett ku ci nekk sant kan kii Mbàkke kii neneen ak neneen kii Gajaga kii Saw donc da ngay bëgg sa doom yooyu suude donte nag yàlla mooy jeexal diggante ndax diggante boo gis am na fu muy yem mais da nga doon ñaan yàlla buy yem mu nekk ci koo xamante ne xëy na dund ngeen ba yàlla indi nammee fam soxna jiitu walla góor jiitu te macha allah yàlla na fi soxna yi des ndax mu ngi noonu ndax li ñu mën ci kër yi bëriwul góor ñu ko mën parce que gis nga xorom bu jeexee doo fay sa gaz ne xaar monsieur wàcc soo ko defee rek gore woo comprendre nga la ngay am akas néew c'est pour que nga dolli ko ci kër gi te man bugguma jigéen boo xam ne dafay dolli ba pare bu jëkkëram ñëw mu taxawu ko waaw sama suppa kànja bi gis nga mii maa ko déedéet la nga ca def ko te yàlla tax parce que loolu ëllëg aljana dañu la koy takkal ay grade yooyu nag fii nga koy liggéeyee nga doog ko am gis nga sa ñàkk lu ci tuuru dimbalee ko sa njaboot bi nga xamante ne ni moom la yàlla jox la moo tax jigéen à chaque fois foo mënti nekkal exemple su tey boo xëyee journée bi neex jàddal marché jënd sa ginaar njoñ ko ba mu bonde nga ñëw tegal ko seen waa kër parce que teraanga la te teraanga du tuuti surtout teraanga boo xamante ne nii da nga koy def fii mais ëllëg fay bi mu nga fële bu leen xaarati góor ñi ci kër yi man loolu du ma ko digal kenn loo mën defal parce que li ngay def sa diggante ak yàlla moo tax nga koy def sa diggante ak yàlla nag bul seet ngërëm wala seetlu na ni nii defal naa ko ni mu ne déedéet defal rek sa devoir li ci des yàlla moom moo lay jàppale te loo def nag si sa biir kër wallahi azim yàlla dina ko fay si sa njaboot. soxna Astou li nga wax vraiment am na solo jigéen da nga war a généreuse da nga war a muñ ma ñëwaat rek si la daayratul iman ñëwaat si suñu sang bu tedd bi di Seydi Mouhamed El Cheikh ñu ràññee la fa lool nga nekk fa une personne engagée si daayratul iman bi ñu lay dégg ngay way Seydi Mouhamed El Cheikh ñu bëggoon xam yow Seydi Mouhamed El Cheikh lan la def si yow ba nga koy way. ndeysaan Seydi Mouhamed El Cheikh danga naan lu mu def ci gor ñi ndax xam nga nit bu juddoo ci wilaaya nàmp wilaaya dundee wilaaya lu ko jege mu jóor la wilaaya surtout koo xam ne wilaayam du jeex boo demee asamaan fees na fa dell bu bëttee malaaka yi nërmeelu bu wàccee kaw suuf ñoom ram ñii ñëpp ku ne saaraan kon am na lu xew macha allah yàlla bu la dimbalee nag du sa mérite mu may la kilifa bu mel ni Maulana Tajilaari fii na nga dund ak moom jamono man dama naan nit lépp looy dugg rek demal ba jeex ndax Seydi Mouhamed El Cheikh nag du jëmm joo xamante ni nit daf ko war a bëgg di ko cof ku ko cof yàlla cof la
barki salaati fatiha Seydi Mouhamed El Cheikh ku ko bëgg cof yàlla cof la teg fee ndax am na ñeneen ñu ko gën a soxla te pourtant yàlla daf ko wàcc pour mu nekk yërmande mu nekk sutura te sutura boobu alhamdulilahi rabil alamin bi ñu duggee ci daayiraam dañ na ñun waruñu baisser les bras war nañu góorgóorlu ba nga xamante ni dinañu am au moins ngërëmu yàlla ndax moo ñu niital nitu yàlla moom rek moo mën a niital jaam mu yegg ci yàlla parce que kenn mënul xëy rek yegg ci yàlla nitu yàlla moo lay defar changer la te loolu lañ am ci keppaaram mu def ci ñun lu bëri xam nga nit su bëggee dara te defu sa boobu mbëggeelam des na ñun Seydi Mouhamed El Cheikh yemuñu ci bëgg ka dañoo katakay ni ci moom dañoo nërmeelu ci moom macha allah bi yàlla dogalee lool lu fees ci xol day ball ci jëmm ball ci làmmiñ loolu moo ñu yóbbee ba nga xamante ne ni xanaa xamoo boo xëyee wayoo Seydi Mouhamed El Cheikh da ngay jooy barki rasulillah xëy na boo koy wax nit ñi duñ comprendre mais yaa na ma ci yàlla musal man Soxna Astou ndax àttanu ma loolu. mais Soxna Astou sa album bu mujj bi ma gis nga tudde ko Want It Seydi Mouhamed El Cheikh titre boobu est-ce que mën nga ñu ko expliquer c'est en anglais sama genre nga xam ne dégguñu anglais noo leen koy traduire léegi. waay maa la gën a niir ci anglais. Want It bi dañ doon wër bi ñu wëree nag wër waaw mu ngi noonu dañ doon wër léegi nag looloo tax ñu ne. looloo tax boo déggee si texte bi ñu ngi naan bi gaa ñi di wër rond-point Liberté 6 foo nekkoon bi gaa ñi di xadaratu juma booba yaa nga pointé Liberté 6 di nekk ci leneen comprendre nga mais yow ku la fekkoon ci jamono yooyu yëpp tey mu indi la yow vendredi xanaa xamoo vendredi ak jeudi ñun fête la ci ñun. dañuy yàkkamti dem xadara c'est parce que am na suñu ruux lu mu soxla suñu dund am na lu mu maroon xam nañ ko tey duñ ko kafee malaan yi day rëkk ñu ciy toog suñu ndigg di rakk ñu ciy toog gor su toog ne la man benn tool laa am muy malaan yi xanaa kooku moom noppal na la laajul àddiya Seydi Mouhamed El Cheikh su ko neexoon dagg ay hectares gaa ñi dem bu boobaa man maay jëkk dem bàyyi ba xuuge mais deful loolu yëpp daf la dimbali bàyyi la ak sax def ci yow sakinatan dalu xol daru ruux dimbali la ngay sàbbal yàlla foo toll kon ñun tey ñun ñëpp ñuy dundee axiru zaman dañuy sant Seydi Mouhamed El Cheikh dañuy sant Seydi Mouhamed El Cheikh ndax ku fi xam valeur tarixa Cheikhana Tidiane wallahi azim dafa fekk nga jël sa nopp yu jox ko mu jàngal la Maulana Cheikh Ahmad Tidiane te mooy seul jëmm nag bi wax Maulana Cheikh Ahmad Tidiane lu fees noppam te góor yàlla dootu ko wax abadan lil abidina asalaamaaleykum wa rahmatullah. dëgg la Soxna Astou li nga wax rek ñi ngi sant Seydi Mouhamed El Cheikh parce que tarixa Tidiania nekk na loo xam ne du pour nga pratiquer ko ni mu waree du lu yomb ñu bari bëgg nañ dugg ci tarixa bi. am na ñoo xam ne dañ naan la aw ma jot bëgg naa dugg mais aw ma jot parce que boo si duggee da ngay lazim da ngay wazifa da ngay def ay zikr yoo xam ne peut-être seen temps du leen ko permettre am na ñoo xam ne aussi dañ naan la ñoom amaguñu borom kër bu ñu amee borom kër dinañ dugg mu nekk loo xam ne vraiment daje see ku mel ne Seydi Mouhamed El Cheikh chance la parce que moom dalay faciliter pratique bi. donc ñu ngi koy remercier waat di ko ziyaaraat encore. donc comme soxna Amina di ko waxee rek ñu ngi jërëjëf Seydi Mouhamed El Cheikh di remercier encore une fois itam soxna Astou donc très chers téléspectateurs li ñu gis ci suñu plateau mooy que ni vraiment des femmes spirituellement épanouies mais aussi des femmes yi nga xam ne ni muy ci vie de couple bi muy ci dund dans la société yëpp ñu ngi ci joxe ay conseils yu am solo yoo xam ne ni képp ku ko déglu rek war nga ci mën a njëriñu. donc sans tarder dañuy jàll ci Soxna Fatou Bintou moom itam Soxna Fatou Bintou comme on le disait yéen étudiante ngeen en 3e année de médecine ñu bëggoon leen laaj rek Soxna Fatou Bintou comment vous faites pour parvenir à allier vos zikr et vos études. macha allah Soxna Rama donc sooñ laajee bon nan la ñuy def ba alterner suñu vie estudiantine ak suñu vie spirituelle d'abord yàlla moo wax tout d'abord. ala bi zikrillahi tatma'innul qulub les zikr apaisent le cœur te phrase boobu noonu dafa nekk une boo xamante ne nii sang bi moo ñu xamal dëgg sens bi
parce que dama wax zikr kese damay dugg ci spiritualité en général su ma nee zikr peut-être jël sa kurus jël sa chapelet di salmodier zikr si la bokk déglu waxtaanu sang bi zikr la parce que leer la leeru alquran aussi nga koy développer ci yow aussi loolu lépp day dellu ci wàllu apaisement bi comme aussi méditer profondément ci sa toog di am benn méditation profonde ci sa sëriñ wala toog di contempler juste photo Mawlana Cheikh loolu dafa nekk ay moments yoo xam ne man je me dis oraison yi en général ñooy moments yi ñuy gën a yàkkamti ci journée bi parce que ce sont des moments yoo xamante ne nii dañuy apaiser suñu âme à telle enseigne que dañuy mën a évacuer toutes les pressions négatives du quotidien moment yooyu daal mooy moment yi nga xam ne moom la ñuy gën a yàkkamti parce que je me dis que même bu ñu xamul woon sang bi tey suñ dundul woon benn spiritualité bi suñu vie wala suñu vie professionnelle wala suñu si domaine bu mënti nekk que muy médecine ak yeneen yi nit ki nan lay mën a def ba génne ci parce que moi je me dis que loolu mooy parce que sang bi daf ñu jàngal leen muy que autant que le corps a ses besoins l'âme aussi am na ay besoins muy ñu nourrir que ci lumière donc pour man le fait que ngay dundal ruux bi loolu noonu dafa bokk ci ay choses de daal yoo xamante ne ni dafay apaiser nit ki mooy tax nit ki nekk en harmonie ci milieu bi mu nekk macha allah. merci beaucoup soxna Fat Bintou soxna Rama dafa mel ne pare nañ ci suñu thème la place de la femme dans la société ak femme et spiritualité. kon mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan thème yi ñu fi développé macha allah am na solo réponse yi am na solo gis nañ ne fii vraiment ay femmes yu am jom ñoo fi ne mais surtout ay femmes yu xam seen diine xam seen bopp xam seen place ñoo toog fii te loolu dañ ci remercier kii di suñu sang di Seydi Mouhamed El Cheikh parce que bu ñu demee tey bay wax ci yenn dimension yi mën nañ ne c'est grâce à moom. xam naa kon soxna Rama dama lay bàyyi avant ngay conclure parce que tamit nee nañ tey journée de la femme la suñu maman yi ak suñu sœurs yi dañ ne woon duñ leen bàyyi ñu demee noonu parce que Medina Cheikh TV ak ay sponsoram dañ ne woon avant ñu leen di bàyyi dañ leen di teral ba pare loolu moo taxoon ñu amoon ay cadeaux yoo xam ne il fallait ñu jox leen ko pour les honorer à l'occasion de cette journée te maa ngi encore une fois di leen souhaiter une bonne fête de 8 mars. Merci. Donc comme soxna Amina comme ni nga ko waxee rek. donc très chers téléspectateurs ñu ngi woon ak yéen toujours ci journée du 8 mars bi ànd fi ak ay soxna yu tedd yoo xam ne ni yéen fi développé yëpp rek montré na que ni vraiment jigéen daal lu am solo la ci société mais aussi nekk na itam koo xam ne ni itam dafa am paaram ci lii di diine bi ñu génnee fi ay conseils yu am solo ci fànn yu bëree te lépp rek di loo xam ne ni quand même ku nekk rek mën nga ko déglu njëriñu ci donc ñu leen di remercier bu baax di leen remercier ci disponibilité bi ak aussi yi ngeen fi yëkkati yëpp te lépp di njëriñ macha allah ñu leen di souhaiter aussi une excellente fête vraiment du 8 mars et comme ni ko soxna Amina waxee itamit am nañu surprise pour yéen ndaxte moom comme que journée de fête la moom dafa am ay cadeaux yoo xam ne ni rek bëgg nañ leen ko baaxee Medina Cheikh TV mais avant loolu aussi dañuy ñëw chers téléspectateurs remercier ñi nga xam ne ni ñooy suñu sponsor parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ni quand même jàppale nañ ñu ci bés bi donc ñooñu itam dafay baax quand même ñu remercier leen ñu koy commencer d'abord ci guide bi nga xam ne ni mooy Seydi Mouhamed El Cheikh ñu koy sant di ko gërëm di remercier itam xalifam fii ci Dakar itam di Cheikh Oumar Sabali di remercier toujours aussi El Hadj Malick Ndiaye moom itam mi nga xam ne ni jàppale nañu Babacar El Cheikh moom itam di xalifa Seydi Mouhamed El Cheikh nekk France ak aussi soxna Abibatou madame Ngom nekk Maroc ak aussi ki nga xam ne ni moo ñu abal bërëb bi ñu nekk di propriétaire bërëb bi di monsieur Félix propriétaire Céline bi ñu nekk donc ñooñu ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm vraiment ci seen taxawaay bu rafet bi et di remercier ñëpp. ñi ngi remercier membre daayiratul imaan yëpp bàyyiwuñu kenn macha allah. xam naa dañuy bàyyi soxna Awa moom tamit mu ñëw indi cadeau yi. Et donc sans tarder rek chers téléspectateurs on va passer à la distribution des cadeaux et donc ñi
woo sunu naataango soxna Hawa. moom itam madame Samb. mu ñëw indi cadeau yi. distribuer cadeau yi donc mën a jox ku nekk rek ndeysaan cadeau. merci beaucoup soxna Awa. ñu leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp vraiment ak yi ngeen fi yëkkati yëpp c'était un plaisir de partager le plateau avec des femmes aussi exceptionnelles aussi ambitieuses aussi spirituelles donc lépp rek ngëneel la macha allah jëlee nañ fi ay conseils yu bëri yoo xam ne ni mën nañu dimbali ñun ñëpp donc ñu leen si remercier bu baax mais di remercier itam toute l'équipe Médina Cheikh TV di remercier sunu téléspectateurs yi ñu doon suivre ak ñëpp rek ñi nga xam ne nii jàpp nañu si émission bi di remercier itam sunu naataango bi soxna Amina di ko jox kàddu bi rek. di remercier toute l'équipe de Médina Cheikh TV. commencé ko ci Seydi Chérif. kon mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen remercier aussi di leen jox dig daje ba beneen yoon ci Médina Cheikh TV ak yeneeni émission ak yeneeni thème asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.